welcome to this special interview mbokk yi ñu dalal leen fii ci Kër Fatou comme niñ ko lay defee rek saa yu nekk ñu indi leen ay waxtaan yi nga xam ne am na solo ci réew mi tey nag ma am suma naataango suma xarit Pape Alé Niang mu nekk journaliste bu mag nekk Sénégal ñu yàgga nag di liggéey depuis bi may def programme ak 2STV waaye tey mu am liggéey bi nga xam ne def na ko ci biir Sénégal si li nga xam ne mooy fi drug case bi li nga xam ne si report bi dinañ ko play si kanam gis nañ ne Sénégal Gambia ak Guinée Bissau mention na ko fa tey nag ñu bugg a waxtaan ak moom laaj ko lan mooy xalaatam naka la in coming up with this investigation ak also lan si gestu yum def lan la si gis kon tey am naa mbégte lool dalal suma mon frère Pape Alé welcome to Kër Fatou nag bam dooree ba tey ñëwaguloo bi mooy sa première fois waaw c'est vrai Fatou dama am mbégte lool tey ji jàkkaarloog yow pour ñu mën a waxtaan xam nga man duma gan Gambie parce que ba may ñëw Gambie defe naa ne gënoon na métti que léegi waaw maanaam temps wu Yaya Jammeh te tamit defe naa ne Gambie xam nañ ne taxawoon naa lool seen wet pour démocratie am ci Gambie nga Yaya Jammeh jóge fi ba ci président bi fi nekk tey jii ba mu ñëwee fii ci Ndakaaru ngir fexe ba ñu defal ko prestation serment fii am na liggéey boo xam ne defoon naa ko ci parce que yéen a ngi fàttali avocat wu Yaya Jammeh bu introduire woon recours pour casser li nga xam ne moo di victoire am ñun bokkoon nañ ci ñu ko demoon ci benn béréb fii ci Ndakaaru pour seq ak moom interview laata moom muy def prestation de serment kon loolu photo yaa ngi fii vidéo yaa ngi fii kon du loo xam ne dañ leen xeex pour lan démocratie pour justice ci réew yëpp ba loolu amee ba noppi nag ñëw nañ Gambie ci prestation serment bu Adama Barrow bañ ci paree lañ joxoon moo di Gambie réew la république la di doxal ni mu war a doxalee kon ñun fa waroon a liggéey ci lañ fa waroon a def nañ ko ci app bi moo taxoon ci loolu tamit ñu doon toog di xool di seet mbir yi nu mu demee di nuyu Gambien yëpp di leen wax sama cofeel parce que Sénégal ak Gambie benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar lépp lañ bokk ci lu baree bari kon Fatou maa ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax ci dalal bi nga ma dalal pour ma indi ay leeral yu am solo ndaxte dafa am ay coow lu baree bari yoo xam ne foo tourné rek Pape Alé te am na yu bari war nañ ko leeral kon war moo tax na ko interview loolu am na solo waaye nag bëgg naa comme fi nga dooree rek bu Gambie soxlee woon taxawaay bu Gambie soxlee jàppale biñ doon xeex fii desuloo gannaaw comme ni nga ko waxee jàpp nga ci comme ni nga ko waxee Sénégambie nga gisoon lan moo la inspire ci loolu bokk ak Gambien yi pour xeex liñ doon xeex balaa tey di ñëw. waaw xam nga man ku ma xam ne seen rajo bu mag boobu Freedom def naa fa ay interview yu baree bari ba Yaya bañee tamit bam nangoo résultat yi bañ ko après Gambien yi dawoon làqutu fi néewoon na nag ñu amoon fit parce que sax Gambien yi dañ ñëw fi genn wàll gi yëpp dañ doon làqatu mais dem leen ngeen xool archive 2S ñaata décryptage laa ci def ci situation Gambie bari na loo xam ne wax nañ ko ci te bañ koy wax gëm-gëm la woon lu tax ñu doon gëm-gëm dañoo jàpp ne réew Afrique yi faw mu am démocratie te nag li ñuy wax ne bay sa weewu tànk bu ñu gisee ne peuple gambien bi jóg nañ mu am kenn koo xam ne ñoom dañ ko jàppee dictature mu am élection yuy am te ñoom ñu bëgg am changement bëgg am alternance wareef la ci man xam nga man du ma nëbbatu du ma nekk ci xeetu journaliste yi nga xam ne dañuy wax fumisterie man dama engagé pour ay cause muy démocratie bonne gouvernance transparence maanaam lépp lu jëm ci démocratie lépp lu jëm ci leeral alalu askan wi lépp lu jëm ci ak yelleefu doomu aadama man dama ci engagé bokku ci ay kuréel yoo xam ne xam nañ loolu ci man bu nekkee ne fii ci Sénégal laa mën a taxaw di xeex chaque jour di am ay menaces di am ay lu ne ma koy daj mais nga téye sa ngor parce que loolu nga gëm parce que dignité humaine mënut a weesu loolu lu tax ñun africains yi
saa bu ñu waxee tubaab yi bu ñu xasee ñu wax ne woy dañoo raciste pourtant si suñuy comportement duñu am benn loo xam ne dañ leen di wan ne leen ñun ay nit lañ yoo xam ne li ngeen di dund muy démocratie bu normal état bu normal ah ay ministre yoo xam ne seen taxawaay day mucc ayib ku deful lu noonu ñu rëq sa ndigg comme niñ koy defee ci yeneen réew yi mais kon ñun buñ ñu xasee ñun waruñoo mer parce que si suñu njiit yi ñooy am yenn comportement yoo xam ne da ngay xam ne li ñuy woote jëfewuñ ko moo tax nag ñun suñu rôle en tant que journaliste mooy taxaw ci pour xeex pour lépp loo xam ne dafa war a am ci lu baax suñu dund yu dëkk suñu dëkk yi dund ko muy démocratie muy lu tax bu ñuy organiser élection ci yenn dëkk yi doo ci dégg sax coow dañuy organiser élection yi mu jaar yoon mu dem ku gañe xam ne moo gañe la lendemain mais ñun bu ñuy wàcc at avant élection yi rek coow li bari ratatatat wax ji bari te mu nekk benn moment sur vie de la nation ku war a gañe mais lépp nañ ko teg ci yoon muy démocratie muy bonne gouvernance muy lutte contre la drogue muy lépp xam naa dinañ ci dugg ci biir waxtaan bi moo tax man dama ne je suis un journaliste engagé pour cause yoo xam ne yu juste la pour askan wi nag Sénégal bi la ñuy wax parce que la preuve ba ngeen amee ay jafe-jafe dëkk bi ngeen njëkk a xalaat pour ñëw toog fi Sénégal la kon ñun ñu warloo ak yéen tamit taxawaay boo xam ne day mucc ayib ba ngeen ñëwee fii Sénégal tamit dafa am taxawaay boo xam ne dañ ko amoon ci yéen am taxawaay boo xam ne état bu Sénégal am na ko pour li nga xam ne mooy tànneefu askanu Gambie ñu respecté ko moo nekkoon Adama Barrow bañ ko waree def nañ ko ak nañ ko waree def kon tey jii mënuñu ñu reprocher wax bu nekkee ne ñun dañuy wax ci yeneen yu gën a garaaw yoo xam ne ci yeneen réew la sax lu tax duñ wax ci Gambie nga xam ne ay dëkkandoo lañ te mënut a changé diggante Sénégal ak Gambie ay dëkkandoo lañ mënut a changé xanaa Sénégal jóge boppam dem Europe wala Gambie rocci boppam dem Europe mais ñun moom dafa naa dugg néeg génn duggaat néeg la loolu la ñu seq man de loolu laa ci xam. mais ba tey sax loolu am na solo because ay journaliste Gambie dañuy wax si politique yi Sénégal kon nag droit la tam sénégalais journaliste am gis-gisam si Gambie wax ci loolu moom comme ni nga ko waxee rek ñaari réew yu benn lañ doguma la dama lay wax foofu doguma la man damay wax ba Guinée Guinée damay dem ba Guinée dafa def ay reportage amul leader politique bu ma xamul Guinée ñëpp laa wax même Gambie googu ngay wax amul leader politique bu ma miinul kon xam nga yow li ma lay wax xam nga ko parce que ñëw naa Gambie ñu nekk damay wax ba Guinée gis nga Guinée dama lay jox exemple bu ndaw rek Guinée ba élection yi amee dama wax na leen yéen a ngi seetaan mais Alpha Condé dina wax ne moom mooy doon président mais du gouverner Guinée gis nga ba coup d'état bi amee rajo yeeg télé gi nekk Guinée yëpp dañ ma doon woo di ma interviewé di ma laaj lu tax nga waxoon loolu ma ne leen parce que yéen ñi nekk journaliste nekk Guinée xamoon ngeen li ma wax mais amu leen fitu wax ko mooy lan mooy yéen gisoon ngeen ne Guinée Alpha Condé li mu def changer constitution bi pour mën a am 3e mandat ñu ne déetawaay mu organiser référendum pour boole koog législative ñu nekk ci période Covid mu tiire ay balles réelles nit ñi faatu ci ñu ne déetawaay mu defaat salfaañe élection yi ni mu ko def nii am problème ak opposition bi am problème crise économique am problème mënutoon yor réew mi dans ces conditions ba pare boole ci am 84 ans tey ni ngi koy tàmbali fàtte sax ñi ngi tàmbali fàtte Alpha Condé ma ne leen woon lii yëpp xamoon ngeen ko mais amu leen fit ma ne leen kii du gouverner te lu koy xaar moo gën a nar a métti par yàlla li ngay wax rek def li nga xam ne ñun ñëpp ku am lecture politique da ngay xam ne noonu lay demee donc voilà ma joxal la exemple Guinée Mali dañ ciy wax yeneen dëkk yi dañ ciy wax kon nag suñu dëkkandoo yi tamit ñoom ni ngi wax suñuy problème yi faaw ñu wax seen problème. Sénégal Macky balaa ñuy dugg sax si Sénégal ñu ñëw si balaa ñuy dugg ci Gambie ñëw si Sénégal dama lay suivre chaque jour ma woo la man la Papa I hope you're okay. Because gis naa la some years ago seen élection bi bim Ablaye Wade nekkoon ci nguur gi. You know, you worked with the opposition def sa role because time boobu pour yow nga ne réew nga gisoon nga liñ doon xeex yëpp tey ma gis nga toog di same engagement bi nga jëloon
against the Sénégal Ablaye Wade guuram tey boobu nga jël engagement boobu nga jël di wone li nga xam ne nguur gi Macky Sall taxawal lu muy def sometimes I think wax benn yoon call naa la man la Pape est-ce que yow moom yow ma fo ne Macky sa waay la woon yaa ngi ko doon jàpp ci gars yi tey lu xew lan moo changé and sa waaye ci kaw dëgg Fatou nga ne ma réew laa ci kaw dëgg waaye ci kaw dëgg man je suis constant xam nga man soppeeku ma léegi nag da ngay laajte ñan ñoo soppeeku kan ñan ñoo soppeeku man soppeeku ma parce que lu ma doon gis ci Abdoulaye Wade jaaduwul ma ko doon dénoncé su ma ko gisee ci Macky Sall jaaduwul su ma ko dénoncé wul aw ma ngor ak dignité parce que dafa yomb li ma doon gis ci Abdoulaye Wade ba tax ma doon wax ne lii jaaduwul lii faaw ñu jubbanti ko su ma ko gisee ci Macky Sall ak lu mu mënta demee timit sama dignité sama ngor daf ma teg man nii ma ne lii jaaduwul parce que xam nga lan moo fi am dama daan waxtaan ak sama benn mag ci wàllu presse bi mu ne ma Pape Alé waaye wàññil xeere nag ma ne ko grand dama laa bëgg a tontu wante su ma la tontoo damay bañ nga mer mu ne ma tontul rek ma ne ko xam nga lan moo fi am fii nga gis lu jaaduwul comme temps wu Ablaye Wade dëppoowul ak yoon nga dénoncé ko boobu jaayoo sa ngor jaayoo sa dignité mais boo jaayee sa ngor ak sa dignité ndax alal nga gis lu jaaduwul munoo ko dénoncer parce que patt ngay def man dama jàpp ne tey jii est-ce que tey jii yow yaa ngi suivre Sénégal dama la jox exemple xam nga samedi passé da ay réew ma jàpp dafa am kenn ku ma yónnee benn kii ne ma waaw Pape Alé dégg naa da ngay ñëw Gambie boo ñëwee Gambie den la jàpp man na leen man talaguma Gambie de xam nga talaguma Gambie maa ngi samay élection fii Sénégal li ngi ci élection yu nar a métti élection locale taluma Gambie sax man na leen amul benn voyage bu ma prévoir pour Gambie man maa ngi fii Sénégal ma ne ko ku bind lii wala ku wax lii moom la engagé mais man fi ma nekk nii maa ngi ci ay xool investiture ni muy demee est-ce que Fatou mën ngaa jàpp tey jii ñu jëm ci élection locale 586 collectivités locales maanaam ay mairie ak i gox-goxaat liste yi coalition Macky Sall déposé yëpp préfet yi ak sous-préfet yi accepté ko nangu ko mais liste opposition bi rek la ñuy rejeté loolu ek sa xel ba la koo jàpp wax naa leen ko démb nee naa leen boo leen muusoon tuuti sax da ngeen di xaw a rejeté seen i yenn liste pour nit ñu xam ne bu leen waxee rejeté ngeen ne ñun tamit rejeté nañ mais nga xam ne njuuj njaaj daf fee am mooy ñu am dafa am yooyu lu tax politicien africain mel nii par exemple gisoon naa benn time nga def benn vidéo di fàttale ko bi waa Ousmane Sonko amoon problème ak ba ñuy def manifestation ñu arrest leen ma gis ay vidéo yu ngi doon wone démb li ngeen doon xeex ngeen dem di ko xeex bi ñuy tëj wal fajiri Macky Sall moo fa njëkk a dox si ñëw wax leen ne lii amul ñoom ñu def même chose si time yi manifestation bi yaa ngi ko fàttali lu tax politicien africain di fàttali lu bari li nga xam ne ñoom si liñ jaar ba ñëw ci pouvoir xam nga nguur bu la ko yàlla joxe xam nga yàlla mooy comp ci nguuram da suratul mulk la mooy comp ci nguuram jox la ko nguur dafa diis de il faut nga am bopp ak iman pour mën koo téye na nga ko war a téye ba pare nga xam ne day jeex nga xam ne da ngay dee te boo dee sa jëf bu rafet rek lañ ñuy jàpp mais man dangay toog ba si yàgg ma ne est-ce que suñu Macky Sall président de la République soppiwuñ ko indil ñu keneen parce que dafa am yoo xam ne Fatou billaay yàlla bi ma tim xam na ko parce que man dama denc 1 téra ci ay déclaration bu ndaw laa la ciy jox xam nga suba la Barthélemy Diaz mercredi la war Barthélemy Diaz war a dem fi nga xam ne moo di côte ñu attewaat ko mais li ma def ay rek Macky Sall mii jour bi biri xewee 2011 moo jiitu kër papay Barthélemy Diaz taxaw ne ay mercenaires waxoon naa ne ay mercenaires la Abdoulaye Wade recruté mercenaires yooyu tey jii ñoom ñoo ñëw dal ci kaw Barthélemy Diaz ni mu taxawee noonu la parce que warul nangu ñu dal ci méeréem warul nangu ñu rey ko kon li mu def noonu la yamul ci loolu Fatou man mii dalal naa Macky Sall mu toog ci plateau avant muy falu président de la République mu ne est-ce que foog nga ne jaadu na ñu dal ci Barthélemy Diaz état bi na jël ay responsabilité assurer sécurité
ah ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ñoo ay leader politique la bul fàtte ne Barthélémy Dias mi ngi woon ci biir kaso bi ba Macky Sall di falu président de la République mais ñi ngi bokkoon seen Benno Bokk Yaakaar et sax xam nga ne Macky Sall moo exigé pour ñu libérer Barthélémy Dias kaso léegi lu gën a garaaw sax Barthélémy Dias ci biir kaso lañ ko investir député liste député deuxième xaw ma troisième ci liste nationale bi mu jàll nekk député boobu Aminata Touré mii di wax ministre de la justice mi ngi topp Ousmane Diagne procureur di ko wax na ko libérer Barthélémy Dias te Barthélémy Dias nekkul seen camp rek ñoom ñëpp lañ waxoon yëpp fàtte nañ xam nga moo tax may wax ne des fois xam nga soo may wax na léegi nag man est-ce que Macky Sall dafa war a mën a nekk sama waay wala waaw ba war a tax yii ma gis ko ba pare noppi ko la du ma ci wax munul nekk xam man bokk yareewun ma noonu xaw ma loolu man dëgg fu ma fekk fa la may bàyyi parce que man maa toog ak émission Macky Sall mu wax loolu waa léegi su ma taxawee woon man di defaat Macky Sall ñu ne ma yow est-ce que nit nga yow yaa toog si émission Macky Sall wax lii ci Barthélémy Dias génneel ma ko lu may wax xam nga mbir nguur dama lay wax tey jii yow foofu ci gàtt bi gis nga am na ñoo xam ne ñu ngi tëb di dal mais ba xeex Yaya Jammeh jotee ñoom ñëpp ci ron lañ nekkoon ñoom ñëpp ñu nga woon ci ron risque yi nga xam ne jël nañ ko si sax man dem nañ ba toog Yaya Jammeh ba mu fi defee loolu ma toog samedi mag wax li muy wax lan lañ wax Yaya Jammeh aaye na Pape Alé Gàdd waaw alors lu ne xam nga loolu bañ koy def lu ñu gëm la comme li ñuy def tey tamit lu ñu gëm la te kenn mënuñu cee dindi xanaa yàlla moom mi moom suñu bakkan waaw Pape léegi ma bëggoon rek ñu def taxawaay ci Gambie balaa ñuy dugga sax si sa liggéey bi dama bugga am na loo xam ne bugga naa ñu njëkk koo leeral am na benn lu génnoon fii ñu wax ne Pape Alé moo ko bind li nga xam ne mooy woon ci assets li nga xam ne ay loolu am na ku ko bindoon ñu ne Pape Alé journaliste boobu nekk Sénégal moo ko bind mais man wax na ak yow wax nga ma ne loolu binduloo ko sax yow xamuloo sax li ñuy waxoon nga ma loolu léegi dama bëggoon rek pour nga indi leeral ci loolu ndax Pape Alé bindoon na anything li nga xam ne jëm na ci li nga xam ne mooy ami président Barrow ak ay ministère am ndax Pape Alé def na loolu xam nga dama ree ba tas jour bu ma déggee porte parole Adama Barrow waaw mu ne dañuy xool dañuy def plainte xam nga loolu mooy wane ne seen ñàkk am xam-xam parce que xam nga bu ne la nit moo bind lenn man Pape Alé lépp lu may def nëbbu ma ko nëbbu ma ko amul lenn lu may làqatu di nëbb dama am website xam nga ko bu baax waaw man bi ma déggee story bi sax bi ma déggee story bi sama benn xarit éditeur général benn éditeur mu ne ma dégg naa sa xarit bi moo bind li ma ne ko non xaaral ma dem Dakar Matin gisuma ko ma dem si sa page gisuma ko ma ne ko non ma ne ko Pape Alé bu bindee story di nga ko gis si page am bi wala si Facebook am bi mais man dem naa fa vérifier ko gisuma ko waaw xam nga loolu tax ma lay wax ne la yow sax yow waaw yow yaa waroon doon porte parole du président parce que xam nga lu tax parce que au moins yow am nga am nga xel moo tax ba ma gisee ñoom porte parole président bi génne communiqué di ratatat di wax ne way mën nañ sax ni ngi waaj xool nan la ñuy porter plainte mën na la akamaa yàkkamti ngeen porter plainte ba pare man ma wëlbatiku porter leen plainte yéen parce que man lépp lu may def dama koy assumer du ma ko nëbb am naa website am naa dara man dama dégg jékki ba si yàgg rek ñu may envoyé loolu man leen loolu mooy lan ñu commencé di wax kon jàppal ne Adama Barrow dafa war a dàq porte parole am bi parce que kooku matewul liñ ko sant parce que xam nga bu ko matewoon nu muy def bu joteen information boobu mën na lujjanti ba xam ne ndax man maa ko bind am déet xool sama site Dakar Matin ndax ma ci la nekk am déet ak lu may bind man lan lay làqatu kuy wax ak président Macky Sall di ko wax li nga xalaat démb ci mujj lan lay làqatu su nekkee ne bind naa benn mbir boo xam ne man maa ko bind assumé ko man duma encagoulé wu lépp lu ma bind sama tur da ciy feeñ xam nga live da ngay toog di wax ñëpp di la dégg sa kanam nag jaxarañ di ko xool kon aw ma lu may ragal mais loolu ba ma ko liiree man xaw ma ku transcrire kan la xaw ma ku bind loolu kan la
parce que man Gambie yow xam nga ñi ma fa xam. bu baax a baax xam nga bu baax a baax ne ci matière presse xam nga ñi ma fa xam. baax a baax mais léegi waaw xanaa ñoom ñi nekk ca palais ba dafa am lu ñuy nëbb xam nga ku bañ ku teen dafa am loo wékk. boobu loolu mooy lan ah allo. li nga xam ne moo di dañuy mën nañ porter plainte wala waa léegi maa ngi xaar nañ porter plainte buñ porter plainte dama ne la nañ dem ba tribunal bu gën a mag suñ demee foofu man damay wëlbatiku porter leen plainte xam nga lu tax. parce que dañ maa sosal inventel ma loo xam ne man li may def ragaluma ko ba ma war a wax ci drogue bi la laa def dama ko def mu ne fàng kon amul dara lu ma jot léegi bu ma porter plainte naa leen nañ ñëw man seen plainte boobu lay xaar pour tontu leen bu baax a baax mais loolu moom damay leeral fii taqeewuma ci laalewuma ci xaw ma nu mu demee. léegi Pape ñu ñëw si story bi nga xam ne mooy drogue bi. drogue bi jaaxal na lu bari presse Gambie cover wuñ ko lu bari because comme am na boo xam ne génnoon na nit ñi mënuñ ko vérifier moo taxi drogue bi mu génnee itam da ngaa gis lu bari mënuñ koo lii even though jóge na si sa site bi nit ñaa ngi doon essayé am na ñoo xam ne woo nañ ma pour am sa contact pour gën la laaj gën a am si leeral bi ci drogue bi mais Pape balaa ñuy indi waxtaan bi ci drogue bi damay bugg a play vidéo bi nga xam ne moom nga def ñu seetaan vidéo bi njëkk pour askan bi gis bu ñu gisee liggéey bi nga ci def après ñu ñëw waxtaan nga wax ñu lii nag nga ko découvrir mooy nag nga ko uncover ak also liggéey bi doy na waar du Gambie rek Sénégal Gambie ak Guinée-Bissau nga ci wax balaa ngay play vidéo il faut ñu xam ne waaw mais Sénégal liñ fi jàpp ci saisie drogue du mu dafa jéggi dayo xakañ Sénégal est devenu man dama tàmbalee wax ne Sénégal plaque tournante drogue la cocaïne Sénégal laa njëkk a wax balaa maa wax beneen dëkk dama ne nag drogue bi mi ngi seq ci ñetti dëkk yoo xam ne xam nañ leen muy Guinée-Bissau ñeent sax la Guinée Conakry Guinée-Bissau Sénégal ak Gambie mais Sénégal kay xam nga liñ fi jàpp ci drogue ay ñaata la ay 3 tonnes 4 tonnes fii ci port bi xanaa lii mooy saisie bu mujj mais Sénégal moo plaque tournante drogue la waaye nag li xew ci bateau boobu lépp boo playé mbir bi ba pare ñu leeralal lépp te dama kontaan sax ba ma gisee communiqué porte parole président boobu nga xam ne man damaa jàpp ne dañ ko war a dàq parce que bêtise rek lay def donc bon. waaw léegi ñu seetaan vidéo bi bu ñu ñëwee rek ñu gën a waxtaan ci programme ci li nga xam ne loolu la Pape Kari discover so let's watch this 11 minutes investigative work that Pape Alé Niang did about this drug, the boat that was stationed at Denton Bridge. So let's watch. jërë ngeen jëf mbokk yi tey jii ñu fas yéene waxtaanee mbiru trafic de cocaïne bi nga xam ne jamono yi lëmbee na réewum Sénégal ndaxte suñu réew mën nañ ko méngaleeg lu tubaab yi di wax plaque tournante de trafic de cocaïne jàppatuñ fi benn kilo wala ñaar waaye bu ñuy jàpp ba jàpp ay tonnes de cocaïne la ñuy wax lu koy firndeel moo di la ñu jàppoon ca pooru Ndakaaru beneen firnde bi moo di fan yi ñu weesu dégg ngeen ne marine nationale jàpp na benn gaal boo xam ne mi ngi yeboon 2 tonnes cocaïne pure te loolu ña ngi ko jàpp ci biir géeju Ndakaaru mu nekk loo xam ne juróon na coow lu rëy. tey ñu fas yéene indi ay leeral yu am solo yu jëm ci gaal googu nga xam ne dañ ko jàpp gaal goo xam ne dafa am histoire bu rëy waaye laata loolu faaw ngeen xam ne lii nga xam ne moo di trafic de cocaïne bi ñetti dëkk ñoo ko séq Sénégal Gambie
ak Guinée-Bissau trafiquants yi dañuy wër ci ñetti dëkk yooyu ba pare nag am ci ay kilifa yu mag a mag yu leen jàppale ci biir trafic de cocaïne boobule. gaal gi nga xam ne nag marine nationale jàpp na ko ma nga yeboon 2 tonnes cocaïne histoire bu baree bari moo laxasu ci gaal googule. image yi ngeen di gis mooy image yu bato bi ba mu bàyyikoo fi nga xam ne moo di Guinée-Bissau benn ingénieur turc ci ndimbalu ay ndaw Gambie moo indi bato bi ba fi nga xam ne moom la ñuy wax Denton Bridge. Denton Bridge benn pont la bu dox ci diggante Banjul ak Bakau ñu bari xam nañ ko rawatina Gambien yi lii nag ñu ngi fa indi bato bi 3 semaines après lii nga xam ne moo di histoire drogue bi doog a éclaté mais bato bi nii lañ ko indee mu bàyyee ko Guinée-Bissau ñu indi ko fi nga xam ne moo di Denton Bridge. bato boobule nag ñaari libaane ñoo nekkoon doon ko contrôler ñaar ñooñu ñëpp nag ñu ngi leen dàkkantele Mohamed te nag dañoo am tànk ca Turquie am tànk ci ñetti réew yi Sénégal Gambie ak Guinée-Bissau maanaam mbirum trafic bi yëpp ñoom ñoo koy tëral bato bi ba muy yegg ci ca Gambie ñoom ña nga woon ca Gambie ñaari Mohamed yooyu di xaar bato bi. gis ngeen ne bato bi ba muy yegg ci Denton Bridge ma nga nekkoon ci couleur bu bleu ba mu yeggee ci Denton Bridge nag ñoom Mohamed ak ña ñu lëkkaloog ci wàllu trafic bi ñoom seen boppam ñoo jël dogal ne bato bi dañ koy pentiraat mu weex tàll. waaye bañ koy wax dañ koy pentiraat mu weex tàll am na loo xam ne mébatoon nañ ko fas yéene ko woon def ci bato bi léegi nag ñoom ñu jël bato bi ba mu nekkee ci Denton Bridge fas yéene ko soppi mooy image yooyu ngeen di gis. ginnaaw ba ñu jëlee bato bi mu nekkoon ci couleur bu bleu ñu pentiraat ko mu weex. benn compagnie boo xam ne mooy liggéey ci wàllum nappum jën ñu tuddee ko Toro Fishery te ku tudd Modou Moussa Sy di ci yëngatu Modou Moussa Sy moomule papam doonoon na un ancien ministre des affaires étrangères bu Gambie ci temps wu Jawara moom ci boppam moom moo leen dimbali ba bato boobu nga xam ne dindi nañ ko ci couleur bu bleu def ko ci couleur bu weex ñu mën ko immatriculer ca Gambie. ci immatriculation boobu nag gis nga ci nataal bi Modou Moussa Sy ak kii di libanais bi ñoom ñoo taxaw ci bato bi. bato bi bañ koy changer couleur bu bleu di ko indi ci couleur bu weex lañ bëggoon moo di def bato bi bateau de plaisance mooy bateau yooyu nga xam ne day bakkane lool nit ñi di ci dugg di wër ci vacances ak mel ni croisière ngay def ba pare nag yemuñu ci loolu bateau bi dañ ko ngéntewaat daanaka jox ko tur bu bees tuddee ko Dubai Yacht mu nekk partenariat ak Toro Fishery bi nga xam ne Modou Moussa Sy moom moo ciy yëngu te muy yëngu ci li nga xam ne wàllu napp la. ma leen di fàttali ne bato bi ma nga bàyyeekoo ci Guinée-Bissau benn ingénieur turc bu tudd Selkout As moom moo ko jëlee fi nga xam ne moo di Guinée-Bissau indi ko ba Denton Bridge ci ndimbalu ay ndawu Gambie. waaye ci loolu nag libanais yi dañoo mujj am problème ak ingénieur turc boobule ngir nag ñu mën a jël bato bi tëmbal ko ci biir géej gi libanais yi ginnaaw ba ñu xuloo ingénieur turc boobule dañoo sàkku ndimbalu ñaari sénégalais kenn ki ingénieur la mu ngi tudd Mahagay ak benn navigateur bu tudd Pape Madiop Dieye
ñooñu ñoo mujj dem fi nga xam ne moo di Gambie ndax nag xam nañ leen bu baax a baax ca Gambie ci seen xarañte ci wàllu gaal ba ñu demee Gambie nag ñoom ñoo dugg ci gaal bi ngir excursion bi nga xam ne moom la gaal bi fas yéene def ñu jàppale leen ci ngir làq lépp lu ñuy def nag dañoo lancé benn campagne publicitaire pour tàmbali li nga xam ne moo di seen activité ne seen excursion la ñuy def jaar ci dexu Gambie bi tàbbi ci géej gi mu mel ni da ngay def croisière waaye loolu yëpp nag ñu defoon dañ doon nëbb làq ci ginnaaw li nga xam ne moo di trafic de cocaïne bi nga xam ne moo leen tax a jóg. ba bés bi nga xam ne tëmbal nañ gaal bi ci biir géej gi gaal bi dafa dem ba ci digg géej gi am beneen gaal bu ko dab ci biir gaal boobu nag lañ jëlee li nga xam ne moo di 2 tonnes de cocaïne yi dugal ko ci gaal googu loolu yëpp nag ma nga xewee woon ci digg géej gi sénégalais yi nag xamuñ ci woon dara ci gaa yi lañ doon def ndaxte lañ doon làkk sénégalais yi ñoom dégguñu ko woon ña nekkoon ca équipage ba benn Sierra Leone la bu tudd Mara Fadje moom ci boppam moo doon commandé navire bi mu am benn Bissau Guinéen bu tudd Kessetou Bajo am benn Guinéen bu tudd Aliou Camara ak ñaari doomu sénégalais yooyu di Pape Madiop Dieye ak Maxagay ñooñu le ñi ngi fekk ci bato bi juróomi fan laata muy tàmbali li nga xam ne moom la wax ne moom lay def te nag ñooñu xam nañ leen bu baax a baax na ma ko waxee léegi ndax ñu ngi liggéey ci benn société bu tudd gaz nekk fii ci Sénégal waaye li jaaxal ni ñëpp moo di bato bi ba mu nekkee ca Denton Bridge am na benn personnalité gambienne bu mag moom saa su ne daan na yor benn oto Mitsubishi 4x4 vitre teintée moom moo doon ñëw di superviser lépp li nga xam ne mooy soppite yi ñu war a def ci bato bi nekkoon couleur bu bleu ñu yóbbu ko couleur bu weex ginnaaw bi nga xam ne sax peinture nañ ko ci weex ba noppi bato bi toog na ñaari semaine ca Gambie ñaari semaines yooyu nag soo gisee dañoo def campagne publicitaire bu rëy seeni flyers comme ni ngeen ko gisee nii pour wax ne bateau croisière la ñuy def di fàttali ne opération boobule ñaari libanais ñoom ñëpp ñu leen dàkkantelee Mohamed ñoo soytu lépp ñoom nag dañoo wax ne am nañ sax ay lien ak Hezbollah bi nga xam ne ma nga nekk ca Liban di lëmbee fi mu nekk nii ci wàllu terrorisme waaye li ci doy waar ci mbir mi yëpp moo di boobu ba léegi ñëpp dañoo toog di laaj lu tax réewum Gambie ubbiwul enquête ci mbir mi réewum Sénégal ngir sax suñu marine bi xam ne gaal bi ci boppam tëmb na ci biir géej daanaka mën nañoo wax ne tubaab yi ci boppam ñoo doon suivre opération bi ba ñu xamee ne gars yi nag dugal nañ lii nga xam ne moo di drogue bi ñu avertir marinu Sénégal intercepté li nga xam ne moo di bateau bi coow lu bari am nag fi mu nekk nii ñuy wax ne nañ ci doomu Gambie ñoom ñoo tax rëpp ci mbir mi ay tur nag am na waaye jotagul ñu waxagum fi mu nekk nii tur yi nga xam ne ñu ngi leen di lim ñu takk lool ci wàllu trafic de drogue bi waaye ñu mën a jàpp ne trafic de drogue bi mi ngi lalu ci ñetti dëkk Sénégal Guinée-Bissau ak Gambie te ñi koy def ñëpp du ñu ndaw ay ponkal lañ yoo xam ne dañoo am ñu leen di jàppale lool ci trafic de drogue bi te sax am na app boo xam ne ñoom ay doomu libaane daanañ dugg ba biir Gambie génne li nga xam ne moo di drogue bi ba Kaolack mu am ay doomu libaane tamit yoo xam ne dañuy dawal seeni ran dem ba Kaolack am poñ bu ñuy daje ñu récupérer li nga xam ne moo di drogue bi mooy photo yii nga xam ne ñu won leen te nga xam ne ay 4x4 Range Rover la ñii ñoo doon dem di jëli drogue bi fi nga xam ne moo di Kaolack di ko dugal ci Ndakaaru waaye nag laata ñuy dem Kaolack drogue bi dañ koy génnee Gambie indi ko ba Kaolack ñu daje fa yeneen libaane ñoo ñu récupérer drogue bi dugal ko muy firndeel nag ne Sénégal moom nekk na plaque tournante de drogue nañ dellu siwaat nag ci tur yi nga xam ne ñu ngi leen di tudd bu baax a baax ci wàllu trafic de drogue bii.
welcome back yaakaar naa ne gis ngeen vidéo bi nga xam ne this work bi nga xam ne Pape Alé def na ko serious investigative work mu nekk loo xam ne drug boo xam ne soo ko seetaane mu ngi wax ne is diggante Sénégal Gambia and Guinea-Bissau but the boat ñu ngi ko dokkoon fii Denton Bridge fii lañ change painting bi and everything léegi ma indi Pape Alé rek mu indil ñu leeral si liggéey bi nga xam ne moom def na ko Pape welcome back ci waxtaan bi seetaan nañ vidéo bi askan yi xanaa yaakaar naa ne askan yu Gambie yu bari ñu ngi soog a seetaan vidéo bi Pape liggéey bi naka la nag Sénégal nga nekk naka nga mu ne am façon liggéey bi li ma gën a marqué mooy vidéo yi gaal bi bu mu duggasee biñ ko doore di peinture vidéo ñi nga xam ne ñoo nekk ci vidéo gi ay Gambien ay naar mais Pape liggéey bi set na waaw mais xam nga Fatou dossier yu mel nii xam nga man yàlla dafa sant yàlla laay def parce que ci wàllu investigation dama def formation bi d'abord et puis rax ci dolli ma bokk ci benn cellule boo xam ne cellule Norbert Zongo lañ koy wax ñuy gën a tàggat ci wàllu investigation yàlla def ci nag ma liggéey ci tamit ak benn doomu Gambie koo xam ne bon liggéey nañ ci liggéey bu mucc ayib xaw ma ndax dina nangu ma wax ci turam wala déet mais daal loolu moo ñu may dossier bi bañ ko yoree yàgg na kooku d'abord ba ci waxtaan moom dafa ma daan wax ne moom li mu ragal moo di dossier bi bu ko génnee bu ko joxee bu ci waxtaanee ak journaliste sax kooku mën na koo jël pour utiliser ko pour am xaalis ma ne ko man de defe naa ne bokkuma ci classe googu yàlla xam na ko te lii moom nekk na lu doy waar ñu liggéey ci liggéey mu ci ayib nit ñi nga xam ne war nañ cee wax ak ñoom ñu waxtaan ceeg ñoom ba démb rek laa mujj a wax ak kenn koo xam ne frère am dañ ko jàpp xam nga ñin jàpp ci bato bi muy juróomi nit yuñ jàpp ci bato bi ñaar ñi ay doomu sénégalais la kenn ki Sierra Leone la kenn ki guinéen la kenn ki la bon suram defe naa mi ngi nii kooku maa ngi ak waaw ak Pape Madiop Dieye ak Maxagay mooy ñaari sénégalais kon ñooñu ñëpp ñi ngi waxtaan ak ñoom xam lan moo leen yóbboon Gambie parce que yàgg nañ di dem Gambie kenn ki sax benn doomu sénégalais gi moom frère am bi nga xam ne moom jàpp na ko ci mbir mi parce que bokku ci demutoon Gambie yàgg naa dem Gambie ci mbiru gaal ci loolu nag ñu waxtaan ak ñoom laaj leen te yàlla def na jour bi may préparer waxtaan wi sax jour boobu la leen procureur bu Ndakaaru doon déglu pour déférer leen ñoom ñëpp la déférer kon ñu nekkoon ci liggéey bi ba génne ci xibaar yi nga xam ne dina weddee dindi gis nga ba ma fàttu ba ma gisee communiqué wu présidence dama gën a reetaan dama ne ñii dañ maa dëggal ñii dañoo bëgg ma wax mais sama waxtu ju wax bu jotee man maay def man maay xool kañ laay wax ak kañ laa dul wax dama bëgg a riir communiqué présidence bi nga génnee bir document bi nga génnee mi vidéo liggéey bi government spokesperson Ibrahima Sankare issue na ak statement on behalf of the government of the Gambia digga la loolu moo war a nekk taxawaay nguur soo gisee dara nga indi ci leeral léegi dama bëgg a riir non Fatou foofu d'accord ma ak yow waruñoo indi d'accord ma ak yow waaw Fatou xam lan mooy wareefu gouvernement waaw le 17 lañ jàpp bato bi kañ la gouvernement bu Gambie wax di dem ba barki dem kon man su ma defutoon reportage bi gouvernement Gambie du wax waaw dañ react ci sa story si lii bi lañ react ça veut dire que ñoom waxuñu de dañoo réagir ci reportage bi ma def waaw parce que différence ñun gis nga jour bi ñu jàppee bato bi fii bu marine nationale bi jàppee bato bi le 17 waaw ci ngoon si génn nañ communiqué officiel yes te jàpp nañ benn bato boo xam ne mi ngi yëpp du deux tonnes sax deux tonnes 176 la Sénégal génne woon nañ seen réaction bañ just soo bëggee mën naa la yónnee après communiqué d'ailleurs déedéet bul sonn boo demee ci reportage bi génn naa communiqué
Sénégal dama xool reportage bi génn naa communiqué bi. waaw jour bi ñu jàppee bato bi le 17. ah ci ngoon. lañu marine nationale yónnee ñun ñëpp communiqué. ne jàpp nañ benn bato boo xam ne mi ngi yeboon 2 tonnes de cocaïne ak 116 kilos. mais gouvernement bu Gambie dafa réagir ci sama reportage mais informé wun Gambien yi ci li xew. xam nga tax ma wax loolu. lu tax. ban jàppee 2 tonnes cocaïne lu tax ñu ne patt pataaral te le 18 xam nga ñoom nee nañ. seen communiqué de le 18. le 18. ñu ne le 18 baax seen communiqué. waaw ñu ne the Gambia Drug Law Enforcement Agency learned with dismay the false misleading information circulating on social media platforms by a notoriously mischievous Senegalese journalist Pape Alé Niang on the circumstances leading to the seizure of 2 tons and 26 kilograms of cocaine by the Senegalese authorities on the 17th of October la Sénégalais yi 17 octobre la ñu jàpp kii bi ñoom kañ la ñu commencé yëngu est-ce que le 18 la xamul tax ñu yëngu. yeah parce que bañ jàppee bato bi fii dañ leen informé ñoom. yeah ne leen jàpp leen bato bu jóge Gambie boo xam ne. so ñoom sax loolu lañ wax ñu ne seen Sénégalais counterparts yi ñu nekk Sénégal. ñoo leen ñoo share information ak ñoom. based on memorandum bi gaay am ñaari dëkk yi seen drug enforcement agency dañ am memorandum. léegi nag Sénégal information bi ñoom ñoo leen ko yëgal Sénégal ñoo wax autorité gambienne yi ne jàpp nañ façon drogue bi nga xam ne moo jógee foofu egg si Sénégal non. léegi ñoom loolu leen Sénégal ñoo share investigation léegi ñoom ñu ne si saa si ñoom. An investigation opened to locate one Mohamed Abdallah, the suspected organizer of the consignment. ñoom si lañ door di dof investigation si case bi si yëfi drogue bi nga xam ne Sénégal wax nañ leen ko. léegi yow fi nga ñoom fi ñoo waxee noonu ñoom dëgg la Sénégal ñoo leen ko wax waaye ñoom waxuñ ñu ko ñun askani Gambie. ñoom dañuy react to yow sa story bi loolu mooy lu leer. voilà loolu tax ma ne la. xam nga li leer ba leer. waaw xam nga lan moo nekkoon numéro libaane boobu. ma jox la ko Fatou pour nga xam ne du lépp la ñuy wax 28 80 365 mooy numéro Mohamed Abdallah boobu. mooy téléphone numéro boobu. waaw moom mooy baa ak numéro mais numéro boobu fonctionné tul. xam nga ñoom dañ leen yëg gis nga numéro bii la doon jokkoo gars yi ñim dañ def ak trafic bi mais numéro bii. jour bu mu yégee ne jàpp nañ gaal gi numéro bi fonctionné tul parce que libaane yooyu dañoo am tànk Turquie am tànk Gambie ñoom Sénégal moo leen yëgal na leen libaane ba ñaari libaane ñoo seqoon mbir mi parce que bañ jàppee ñi nekk ci bato bi ñooñu ñoo leen informé ne bato bi ñaari libaane ñaar ñëpp Mohamed Abdallah la ñoom dañoo am tànk Turquie am tul marinu Sénégal wala OCRTIS Sénégal OCRTIS bi mooy ñiy liggéey ci wàllu drogue bi ñoom ñoo leen informé kon kay nga jàpp ne ñoom buñ ma waxee ne def na liggéey bi mën na leen bato Fatou bato bu jógee Guinée Bissau ci couleur bu bleu ñu indi ko mu nekk Denton Bridge ñu pentiir ko mu weex tal bato bi tudd Dubai Yacht ñu wutal ko te am na lu ñu wax ñoom seen communiqué nee na bato bi ba muy dem sax processus immatriculation bi mooy maanaam matutoon mais est-ce que foog nga ne loolu jaadu na Fatou dama lay laaj. loolu tee na xel. damay loo xam ne amul kayit yi matul. warul voilà ñu ne ñu bañ ba pare ñu ne bato boobu. dafa waroon nekk bato de tourisme. bato corsaire te ñoom seen communiqué liiral communiqué bi li ñu wax. In our continued investigation, the proprietor of Torodo Fishing Company, the local government Gambian agent handling the registration of the boat La Rosa, was invited for investigation on the 21st of October. According to
the agent, Mr. Abdullahi deceived him in believing that he wanted to use the boat for leisure river transport targeting mainly tourists. The Gambian agent was contracted to decorate the boat and prepare flyers to advertise the launching of the maiden river trip. The agent had also started the registration and licensing process of the boat with the Gambia Maritime Administration. Before the document was completed, Mr. Abdullah authorized Captain Fode Mare, a Sierra Leone national, to navigate the boat without prior notification of the agent. Yeah. When the agents inquire about the whereabouts of the boat, only days later, Mr. Abdullah, who is not a resident of the Gambia, told him it had broken around the sandbank and was being repaired. Wow. Xam nga Fatou. ñoom ñoo dugal sax seen bopp parce que man dama ne am na kenn koo xam ne daana ñëw di surveiller bato bi loolu laa wax sama reportage. ñoom fii Pape Alé. waaw Gambia nguuri Gambie. weddi wuñ ne lii am na. loolu kon mun nañu dégal sa reportage bi. pour ma jekkali pour weddi wuñ lii de. pour ma dégal sa reportage pour ñuy seetaan nguur bi. seen press release bi weddiwul yow sa reportage ñoom foog naa fi am problème ñoom ñooy ñu ne the Senegalese journalist Pape Alé claimed that a senior Gambian personality supervised the boat maintenance are merely lies that cannot be substantiated. We ask all those who may have come across Pape Alé's report to see it as purely imaginary tale of an errand reporter desperate to gain attention. Li ñu wax yow daal da ngay ut ay attention rek di wax yu nga xam ne amul. because bu may wut attention nag Fatou bu may wut attention du ma ñëw ba Gambie du ko fa wutee nag xanaa nag du Sénégal moo ëpp population 17 millions d'habitants lañ. Gambie man waa Gambie xam nañ ma. waaw Fatou waa Gambie xam nañ ma man soxlawuma Adama Barrow ba ma jógee ci prestation ba laa gëj a teg laa gëj a lijjanti ay mbiram. Yàlla xam na ko musuma toog Adama Barrow toog ñu ñaaroo musta am kon ban attention ngay wër xam nga tu sais loolu mooy wax ju yàqu bi ci njëkk bato bi mënuñoo weddi na Guinée Bissau la ñëw Denton Bridge mais est-ce que Fatou bato mën naa ñëw bañ pentir ko ba changé ko te loolu yëpp boo koy wutal registration xel mën a nangu na loolu yëpp amul benn complicité bu am ci biir damay laajte rek loolu mënta nekk te bu ñu yàkkamti xam nga tax ma ne la bu ñu yàkkamti xam nga nee naa leen ci biir reportage bi li premier jet dong la lu ñuy wax premier jet mooy premier reportage pour camper sujet bi mais ñi ngi wër am nañ ay tur am nañ ay tur laa wax mais non xam nga moom ñoom ñoo dugal seen bopp parce que dafa le mais borom xaalis mën na am 4x4 bu ñuul Mitsubishi yow lu tax ñu jël ñu bëre ñu la autorité rek ñu jiiñ ko seen bopp voilà lu tax ñu ne autorité rek ñu jiiñ ko seen bopp ñoom Pape Alé am na ñuy wax ne xam nga ñoom xam nga comme time campagne la ne soo gisee lii dëgg la liggéey bi boo ko xoolee sax raxut sax politique mais xam nga rek politicien ñoom buñ gisee lii dañuy foog ne Pape Alé nag dafay liggéey pour xeex nguur bi 3 weeks to election boo déggee engagement yooyu wax façon wax yooyu yow lan ngay xalaat xanaa xamoo ne man sama point de vue ci Gambie sax dafa gënoon romb li gis nga ñun jour bu Adama Barrow defee prestation serment ba may waxtaan ak militaire yooyu man xam nga lan moo nekkoon sama point de vue mooy ñun Sénégal muy militaire yëpp ñu génn ñibbi si Ndakaaru ndànk bàyyi Gambie ak seeni nit parce que république la état la ñu régler seen problème man Sénégal doy na ma sëkk ci problème doy na ma mbubb ak tubéy Gambie amul benn leader bu mën a taxaw tey jii leader
politique laa la wax bu mën a taxaw tey jii leader politique bu mën a taxaw ne xam naa Pape Alé yow xam nga ci dara Fatou. xam naa Pape dara xam nga ci dara. xam lu tax ma wax la loolu. xaw ma numéro téléphone. xaw ma amul kenn. xanaa man xam nga Adama Barrow ba mu faloo def prestation serment bu métti ba ñu nekkoon ba nga xam ne dama wax ba sama baat bi dee. ci défilé boobu. fii la ñu fekk boobu laa gëj man. astafurla ak ba ñuy ubbil Mohamed Dia kii TV nga xam ne El Hadj Ndiaye 2S moo ko ñaari yooyu laa gëj a teg tànk Gambie juróomi at mi ngi nekk président ñaari yoon yooyu laa fa def te liggéey moomu fa yóbboon liggéey boo xam ne du sax Gambie mooy sama télé bi ma nekkoon 2S TV ñoo amoon liggéey bi ma ñëw def liggéey bi àndaat ak ñoom jël sama avion ñibbisi tey amul benn leader politique bu nekk Gambie bu mën a wax ne Pape Alé damay wax ak moom damay dégg ak moom damay def ak moom élection Gambie man yow yaa ma mujj a wax sax ñan lañu retenir comme candidat. yow yaa maa ngi lay wax ne Pape da nga war a ñëw ñu def ay liggéey. voilà yow yaa ngi may wax ma ne la. pour ñu def sam ay interview arrangé la interview ak ay kanda nga ne yii Fatou li ma am Sénégal bari na waaye dinaa xool akañ. voilà loolu laa la wax ne la yii Fatou. ñun ñi ngi ci ay investiture ñi ngi ci ay kii kenn xamul nu muy demee. defe naa daal nañ bàyyi ba ci kanam. xam nga dafa am loo xam ne il faut nit ñi xam ko. peuple mooy choisir. journaliste du choisir. peuple mooy choisir. peuple boobu nag bu choisir dañoo war a respecter choix. li ñu sant ñiy organiser élection mooy tegal lépp ci yoon ku war a voter ku war a jot kartam pour voter dem voter ji kuñ war a fal ñu fal la parce que peuple mooy choisir te loolu combat la boo xam ne ñun dañ ko war a mën xam nga man dama koy wax sànq démb rek wax naa ko ma ne liste yi ñuy rejeté fii Sénégal teguñu ko fenn nañ sëgg bëre ku ñeme na nga sëgg bëre ku gañe ñu xam ne yaa gañe ñu respecté nag li nga xam ne moo di choix bu peuple bi muy Adama Barrow muy Ousseynou Daabu muy Mama Kandeh muy comme ñeneen ñi sax minuma leen. Halifa Sallah Amad Ba. Halifa Sallah waaw ñooñu. xam nga xam naa leen nii de tour parce que bu fàtte nag ñëw naa Gambie couvrir sama élection xam naa leen de tour bu baax a baax. xam naa leen du tourni mais amul kenn ku la mën a taxaw wax tey jii ne mi ngi wax ak papa ku la ko wax rek ne ko génneel ma numéro Pape Alé amul jokkoowuma ak benn homme politique Gambie damay observer à distance di xool su ma bëggee ñëw Gambie nag dinaa dagg sama billet ñëw Gambie su ma ñëwee ba Gambie bu na Adama Barrow bu na ma du dugg Gambie ma jëlaat samay bagage ñëw fii Sénégal mën naa toog fii Sénégal fii laa toog Sénégal wax ci Denton Bridge ba bato bi fii laa toog fii Sénégal wax ca drogue ba fii laa toog fii Sénégal wax ca la ma ca war a wax kon ñun bëri nañ ay pexe yoo xam ne mën nañ ko lal di xam liy xew Gambie te duñu bouger mètre. léegi Pape ci drogue bi peut-être because xam naa ne exhaustuñ ko wax nga ne am nga ay tur ci sa second reportage bi li nga leen génnee mais ba tey ci liggéey bi gis nañ ay vidéo ay netaal ay nit ay Gambien sax tuddo nga leen ndax bi nga defee lii ba tey am na ndax ñooñu réagir nañ ndax reach out nañ ci yow pour mun a confirm ne dégg la report bi nga def lii man la woon lii ak lii ndax amoon nga si ay reaction from some of those Gambians. si am na kii nga xam ne Modou Moussa Sy jour bi reportage bi génnee parce que xam nga dëgg neex yàlla woo na ma wut na sama numéro ba woo ma ne ma moom taxewul laalewul ci wàllu drogue bi moom société am Toro de Fishery day def ay registration bateau ci loolu rek la liggéey ak bateau boobule ba pare nekkoon ci partenariat ci wàllu tourisme côtier mooy bateau de plaisance yooyu ñuy wax mais taxewu ci laalewu ci loolu la ma wax bëggoon maa ngi yor vocalam
loolu man pour te dire ne aw ma lu may nëbb daf maa woo fekk ma jàppoon ci WhatsApp man maa ko rappelé man maa jël sama téléphone woowaat ko mu ne man la Modou Moussa Sy ma ne ko waaw mu wax ma li nga xam ne mooy point de vue am ne ma taqeewul laalewul ci drogue bi ne moom dafa registré ma ne ko Modou Moussa Sy dama lay wax ne la man Pape Alé li mu wax dafa leer dama ne wàllu registration bato bi yow yaa ko doon toppatoo te société moo nekkoon partenariat ak bato bi drogue bi nag tuddaguma kenn koo xam ne takk na ci te bu ci kenn yàkkamti bu kenn yàkkamti liñ war a def ñun sunu liggéey dinañ ko def ci anam biñ ko war a defee te nag comme anam biñ ko war a defee nag ñun ñoo yor sunu calendrier bopp kenn duñu ñu sonal ci teg ñu benn pression moo tax su ma gisee dama ne Fatou peuple gambien nañ sant yàlla parce que xam naa lii naroon na leen bu nekkutoon nag sama reportage bi du am réaction kon naroon na leen mais nag man li ma ci jaaxal rek ba jaaxal ko ci moo di mbir bi ñu ñu gaawtoo bëgg koo wax te lépp li ci xew ñoom du seen cawarte du seen xam-xam ban jàppee bato bi ni ma amee information la leen OCRTIS bu Sénégal na leen yéen bato bii ñu jàpp Gambie la nekkoon bañ ko jàppee bii libaane Mohamed Bela moom moo ko doon def moo tax ñu jóg doog ko wuti la ma wax nag ci autorité ba nga xam ne moo nekkoon ca mbir ma autorité bi moom moo jaaxal ñëpp dama ne wax bi yëpp problème yi autorité boobu la soo xam nga boo nee autorité nag Pape waaw léegi Fatou neel ki yor kaddu foofu ne ko ñi ngi nuyu ña demoon ca inauguration OMVS bu mujj bi Macky Sall ñëwoon ñu ngi leen di nuyu rek nañ lijjanti foofu ñu ngi leen di nuyu duñ tudd dama junju looy junj si loolu Pape lu ma junj ci loolu waaw baax na bu ñu yàkkamti xam nga bu ñu yàkkamti moo tax xam nga man damaa xam ni état di fonctionner état boo xamoo li nga xamoon ñëpp boo ko ñëwoon rek xëpp c'est foutu boo ñëwoon rek xëpp lépp te bëgguma ko woon def loolu kon damay wax ne li ma war a def man dinaa ko def te dinaa def samay recoupement ba xam la ca biir lépp recoupement yi may def nag moom la ñuy wax ne booy def ci wàllu investigation da ngay def triangulation ci journalisme jël kii recouper xool ba dajale mais yàlla baax na lépp li ma wax ci drogue bi ñoom benn poñ parce que poñ boobu leen ci intéressé ah Fatou dama ne la poñ boobu dong moo leen ci intéressé boo dégloo poñ boobu dong leen ci intéressé mais li ñu wax seen communiqué yëpp dëggal nañ ne li ma wax yëpp am na mais poñ boobu rek soo xoolee point boobu rek lañ bañ mu ciw lañ bañ ñu xóotal ko wala ñu bëgg ma pousser xam nga bëgg ma pousser pour ma wax est-ce que tam xam nga nguur nag dañ bugg a leeral comme soo ne autorité ñoom tam def seen press release pour nga mun a wax bi ko boo ne autorité day tuumal ñëpp day taxal ñëpp soo léegi ñoom dañ bugg a xam soo ne waaw loolu moo tax léegi ma laaj leen nguur googu lu tax ba mbir mi amee waxuñu ko Gambien yi kon yow yaa ngi liggéey pour bala di nga génnee pour génnee the rest of the report right yow démb ba ñuy mujj déggante bay kale interview lan laa la wax léegi 22h jot fii ci Dakar 10h ci guddi maa ngi sama bureau waaw loolu laa la wax démb la génn guma sama bureau lii kon xam nga ñoom poñ boobu leen ci intéressé mais man tamit du ñoom ñooy fixé sama calendrier ñoom dañoo toog rek gis reportage bi nañ toog ba xaar leneen du dëgg voilà mais man nag ñoom seeni wax
ak seeni menace ak seeni jëf gis nga mënuñu lu dul mën a damay dem Gambie ne cëpp ci aéroport Gambie ñu ne ma doo dugg Gambie ma jëlaat vol bi ñibbi loolu rek lañ ban kon nañ ko rafetal parce que gënoon na fee métti Yaya Jammeh deful loolu mooy dugg Gambie di génn nañ ko rafetal wala léegi tey jii lu ñu jubóog ay nitu Yaya Jammeh moom moo tax man damay masawu ñi nga xam ne daanaka sonnoon nañ ci nguur Yaya Jammeh ba mu am commission ñu samp ko ak loolu yëpp kon loolu dafa mel ni loolu dafay nasaay fi mu nekk nii ñooñu dama leen di masawu bu baax a baax a baax a baax loolu laay wax ñooñu laay masawu parce que nag dama jàpp ne ñooñu warloo nañ ak ñoom réparer ay tort Human Rights Watch ci liggéey ak ñoom te dama foog ne lii dëgg ba nekk dëgg moo di même bu réconciliation day am vérité day am politique da nga war a am looy jombale sa bopp politique warul tax mu politique lu tax ñu war a jàpp ne politique dafa war a salte wala pour falu nguur lu ne da koy jar lu bu la jaralee lu ne jàppal ne bés bi nga xam ne di nga daanu tamit daanu gu métti nga nar a daan kon nañu rafetal rek di wax ne waa Gambie yëpp yéen a ngi jëm ci ay élection yu am solo élection yu am solo yu déterminante parce que élection yii day consolider seen démocratie nu muy consolider seen démocratie parce que xeexoon ngeen lool sonn lool pour Yaya Jammeh jóge fi nga xam ne moo di Gambie neexul ba neexul looloy dëgg lu ne daj ngeen ko moom moo indi ngeen bëggoon changer constitution loolu moom moo indi timit bu leen ko fàtte ay bakkan yu bëri rot loolu moom moo indi tey jii maayil tout boobu ngeen xam ne lu ne gis ngeen conditions yi dañ tëjee li nga xam ne moo di détenu yi ngeen def commission réconciliation vérité loolu yëpp day indi ñu war a dëgëral li nga xam ne moo di seeni institution ak seeni démocratie te loolu nag du nit institution yu am doole moom mooy cëslaayu démocratie kon bu leen kenn xañ seen mobilisation takku leen taxaw dem ci discipline sans violence ni dara tànn ki nga xam ne moom ngeen foog ne ci juróomi candidat yi moom moo gën ci Gambie te bu nekkee ci Gambie dina dëgëral Gambie ci wàllu démocratie dina tax institution yi dëgër dina tax koom-koom bi tegu ci yoon dina tax trafic de cocaïne bii mu jóg ci ak lu mu ci war a mën a jóg xeex ci xeex ko dëgg donte métti na trop parce que cartel yi nga xam ne ñoo nekk diggante Gambie Guinée Bissau Sénégal dañoo bëri doole lool am alal ju bari lool te alal jooju nag xam nga fu ñuy xaaree toujours soo xoolee ci campagne électorale yi lañ ciy këpp xal alal ju bari pour lan pour am candidat boo xam ne dina leen yombalal mbir yi kon élection présidentielle yi ngeen jëm dafa am importance bu ko kenn négliger mobiliser wu leen xool ku leen doy ku ne ngeen sànnil ko ci lépp résultat yi génn ñu nangu ne résultat yi moo génnee ci urne yi maanaam nangu résultat yi moom mooy tànneefu askan wi te loolu nag bu amee nag c'est ñuy ñaan juróomi candidat yi ak lu mën génn ci urne ñu nangu ko xam ne yàlla mooy joxe nguur te bu koy rocc wax na ko dama bu may jël nguur dama koy rocc ku mu war a fal nag yàlla rek a ko xam. loolu mooy dëgg Pape Alé waxtaan waaw loolu mooy dëgg waxtaan bi neex na te yaakaar naa ne lii mooy rôle any citizen fal njiit si suñ droit la bokk waaye fal njiit bu baax tam si suñ droit la bokk. loolu am na solo ñun ñëpp we are citizens first before suñu liggéey nekk journaliste wala nekk banque wala leneen nekk Gambien first wala nekk sénégalais first moo njëkk a am kon loolu am na solo ñun tam ñuy wax ak askan gi kon loolu am na solo Pape mais xanaa nag balaa élection yi jeex nag dinaa la gis wax naa la nag war ngaa ñëw ñu def ay plateau non il faut nga dem seeti porte parole Adama Barrow beeg ak Adama Barrow parce que est-ce que du ma ñëw dàq ñu dàq non Sankare sama xarit la nag du la daaxa nag du kenn du la daax yow Sénégal
yow Sénégal la yow Sénégal Baro sama xarit la ñoom dañoo tiitoon rek gis affaire boobu rek dafa jiiñ ma ko ma ne ko ay maa yàkkamti woon ngeen porté ba plainte ba jëm tribunal ba pare ba wëlbatiku nag porté leen plainte la leen kaa leen ñu atte ñu ñun ñëpp ci tribunal bi ñu xool mais nag vraiment di sant di gërëm Gambien yëpp parce que Fatou damay wax dëgg rek dama ca bëree xarit waaw bëri ci ay soppe yoo xam ne sincèrement parler damay wax ak ñoom damay discuter ak ñoom te lépp man li ma wax nii loolu laa leen wax bu ñuy wax mën na leen man li may xeex Sénégal laay xeexal Gambie li may xeexal Sénégal laay xeexal Gambie ah parce que ñun ñi yëpp suñu dëkk yi bu amee démocratie am jàmm ah am gouvernement yu baax am képp mais ñun ñëpp dañuy bokkandoo àndandoo parce que xam nga li boole Sénégal ak Gambie dafa bari lool ñu ne jukk ci Gambie dal ci Sénégal moo taxit ba coow li amee soo xoolee ci CEDEAO Sénégal moo gàddu woon coow li lépp moo ko gàddu woon wuti mandat Nations Unies def lépp bañ def la ñuy def kon nag jàmm rek moo xaj ci diggante ñaari réew mais jàmm nag dama koy faral di wax day lalu ci kaw dëgg jàmm bu lalawul ci kaw dëgg affaire naafeq la jàmm day lalu ci kaw dëgg dëgg bi bu xam mooy lan ku yor réew nga xam ne yàlla moo la tànn ak askan wi buñ la ko joxee nga téye ko ni nga ko war a téye rafetal parce que dara du fi des tey jii Alpha Condé ñi ngi koy fàtte sax waaw ñi ngi koy fàtte te pourtant mi ngi foofu gi de wax ñi ngi koy fàtte CEDEAO waxatul sax li jëm ci moom Nations Unies waxatul li jëm ci moom ñu ngi koy sax fàtte ñu ngi koy fàtte lu tax ñu koy fàtte parce que yoroon na Guinée def naa fa au moins 20 voyages Guinée gis nga élection présidentielle Guinée yi passé je suis le seul journaliste boo moom fit wàcc Guinée dem interviewer Cellou Dalein Diallo boo demee mi ngi ci internet bi kon nañu rafetal mooy campagne la ñu jëm Gambie yàlla def campagne bi jaar boo leen pare nag ñun tamit ñu dugg suñu campagne ñun janvier la ñu jëm campagne kon yéen xam naa yéen boo leen xamee seen président le 4 defe naa moom ngeen di voté 4 décembre. 4 décembre. waaw léegi boo leen xamee seen président ñun nag après ñu doog a sóobu waat ci coowul élection. xam naa laata loolu nag peut-être dinaa ñëw Gambie. fekk waxtaan ak leader yi. ak lépp loo xam ne war nañ ko ci mën a def rek ci liggéeyu journaliste. incha allah thank you very much Pape kontaan si sa taxawaay incha allah gën a waxtaan ba pare comme niñ ko waxee rek dinañ faciliter everything pour nga mun a ñëw fii ndax liggéey bi Gambie Sénégal benn la kon kontaan nañ bu baax a baax merci beaucoup jërëjëf Fatou. And that brings us to the end of this interview. Yéen a ko dégg Pape Alé Niang journalist bi nga xam ne Sénégal la nekk mu defoon report boo xam ne defoon na ko ci drogue bi nga xam ne between Sénégal, Gambia and Bissau. And of course the government reacted to it. Kon bu loolu amee dinañ am pour waxtaan ak moom pour mu indi leeral ci li nga xam ne moom wax na ko ak naka la ko nguur gi gisee kon la yaakaar naa ne leer na bu baax si boppi Sénégal bi yëpp liggéey nga xam ne Pape Alé loolu la ci lim def waaye ak government tam seen réaction read nañ fi government réaction bi waaye boo ko seetloo ci liggéey bi yëpp government seen réaction bi confirm na ne story bi am na ñoom li ñuy react to rek mooy ne Gambian officials were the ones supervising liggéey bi waaye Pape Alé leeral na di moom waxul ne nguur dafa ne autorité buñ ne autorité nag loolu mun nga koo firnde si anything si anybody waaye nag wax na ne si liggéeyam dina gën a feeñal as time goes on dina gën a leeral ñi nga xam ne ñooñu la uncover ñi nga xam ne ñoo involve si case bi kon ñu ngi gërëm Pape Alé si liggéey bu rafet bi di ko wax ne rek saa yu nekk rek façon liggéey su amee dinañ gën a waxtaan ak moom Sénégal bi benn la kon Gambia li fa xew war nañ cee mën a wax Sénégal li fa xew war nañ cee mën a wax kon Pape Alé thank you very much and to you guys watching thank you very much and see you another time bye bye